li ko waral nag mooy dañoo jóge ci ay élections législatives nekkoon ay élections yoo xamante ni amoon na ay enjeux fii ci localité bi aussi noonu la fi mel. donc ñu fekk fi benn ndaw boo xamante ni dafa yëngatu ci wàllu politique bokk ci parti bu ñu naan PDS donc ñu daal di fi amal ay performance yu am solo ci élection yi nga xamante ni moom la ñuy jot a génn jamono jee passé du 31 juillet 2022 donc ki ñi dalal moom mooy monsieur Makhtar Sy responsable politique di ko bàyyi moom Makhtar Sy mu daal di nuyoo ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy téléspectateur Zone 7 TV monsieur Makhtar maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga présenté wu. asalaamaaleykum Boubacar maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur Zone 7 TV yëpp maa ngi tudd Makhtar Sy nekk responsable politique ci PDS bokk ci intercoalition Yewwi Wallu nekkoon le vice coordonnateur de la coalition ci élection législative yi ñu génn le 31 juillet 2022 maa ngi leen nuyu leen. Bon, merci beaucoup ci présentation bu am solo boobu monsieur Makhtar Sy. Je pense que li ñuy waxtaanee sax dafay tënku ci wàllu politique parce que wax naa ko ci njëlbéen muy élection yi nga xamante ni génn nañ ci. élection yi ñun ñëpp ñoo ko jàngatandoo mu doon ay élection yu am solo parce que bu ñuy wax assemblée nationale député yi war a teewal ñi nga xamante ni ñoom ñooy population bi kon loolu noonu doon na ay élection yu am solo. kon ña ca war a dem wala boog ña war a nekk ca pencum ndawu réew ma war naa doon ñoo xamante ni dañ leen di xoolaat bu baax a baax ci élection yi ci boppam laay ñëw monsieur Makhtar Sy ndax gis nañ bu baax que ni élection yi jàll taux bi maanaam taux de votant bi daal dinay faible trop par rapport ak yeneen élection yi fi jot a jaar loolu lan nga jàpp ni moom moo ko waral lan moo tax askan bi daal di toog seen kër lànk ne du ñu dem voté ji ci jouru élection yooyu nii. waaw Boubacar foofu yaakaar naa ñëpp seetlu na taux de participation bi ni mu faible ci élection yi passé mais je crois que li ko waral à mon avis mooy élection yi ñu jógee mooy yi jiitu législative ay élection locale la woon. élection locale comme ni ñu koy waxee nawetaan la kenn ku ne da ngay jóg di défendre sa couleur quartier wala sa parti bu dee élection yi du bokk parce que ci benn village boo dugg wala benn commune bu nekk dina am 2 3 4 ba 5 candidats yoo xam ne ñoom ñëpp ci même commune bi lañ bokk. mu nekk ay rivalité yoo xamante ne comme ni ma ko waxee nawetaan la kenn ku ne yaa ngi soutenir sa candidat rivalité boobu day fay jigéeyante parce que tey Makhtar Sy élection yi passé naru na nekk candidat mais nekkul candidat mais mi nga àndoon na ko ñuy wax docteur Dieye Makhtar Sy dëkk ci commune bi dëkk ci dëkk village yu Noto docteur Dieye dëkk ci commune Noto dëkk village yu Noto waa Noto taxaw di leen jàppale di jàkkaarloo ak Maguette Mbaye dëkk biir Noto moom tamit du bokk ak élection yi nga xam ne dañuy wax ne ay député lañu fa élire te député yi ñuy élire ñaari député leen tànn pour bu dee majoritaire bi ñaar la ñuy tànn au niveau du département de Tivaouane nekk 18 communes ñu tànn ci ñaar ñooñu waa département bi yëpp war leen a jàppale daf ñuy sore wante ak population bi imagine ñiy voté fi yëpp ñu ngi voté parce que Makhtar Sy mi ngi soutenir la coalition mais sax xamuñu sax député bi nga xam moom la ñu investir xamuñu kan la ñuy voté loolu moo tax impact bi ak enjeu bi dafay wute ci nit ñi. d'accord mais est-ce que loolu mën na jox raison mën na joxe raison vu que ni ay élections yu am importance la ndax bu ñuy wax député ki nga xam ne moom moo war a dem teewal askan wi te pencum ndawu réew ma ndax askan wi tamit ñoo ngi tenir compte li nga xamante ni moom mooy mbir moom la. waaw enjeu bi askan bi xamuñu ko déjà réellement parce que ñun doon nañ fu ñu doon wër rek dina leen jéem a tënkal ak dina leen yee ak di leen wax importance bi na ci ñu ñëw voté si mais nit ñi tamit malheureusement la population du Sénégal n'est pas instruite du ñëpp a xam réellement li xew loolu mooy problème surtout suñu zone yi nga xam ne zone des Niayes la ñëpp xamuñu enjeu bi réellement parce que député yi ñuy fal ban njariñ lañ leen amal dañuy jàpp ne kan la ñuy fal ñoom pour ñu xam ki ñuy fal njariñ bi déedéet mais kan la ñuy xaar fal la ñuy xool ñoom la personne. d'accord bu ñu xamul personne bi rek duñ ci intéressé malheureusement. mais ok mais tamit est-ce que yéen li nga xamante ni war na pour ngeen def ko ngir conscientiser askan wi def ngeen ko parce que Noto gis nañ ni ci njëlbeenu campagne électorale bi vraiment leader yi génn ñu bu baax est-ce que tamit bu ñu teeloon a génn xamal nit ñi importance bi affaire yi am du wuute. ok bon dina wuute parce que comme ni ma ko waxee rek bu dee élection locale yi nawetaan la kenn ku ne da ci muyee la mayo kenn ku ne def ci sa alal la sa lim laaj lim def mais par contre bu dee yii du mën a demee noonu. parce que aussi tamit parti politique yi bu dee comme ñun suñu coalition ñun ñoo doon génne suñu xaalis di cotiser
benn parti joxewul ay moyens pour ñu liggéey ñun ñooy génn suñu xaalis leader yi di cotiser di louer ay oto di louer ay sonorisation di wër ci gox bi di dugg ci commune bi yëpp mais nag doo ko matale lim laaj yëpp budget bi doo ko am malheureusement moo tax rek dañuy dem avec nos maigres moyens moo tax communication bi ni mu war a egg à 100% honnêtement duñ ko mën. ok merci beaucoup ci loolu donc dañuy ñëwaat wax ci li nga xamante ni beneen point la ci élection yi ba tey la ñuy des ndax dañu gis au niveau national tendance yi maanaam les premières tendances bu ñu commencé di wàcc ñu ñenn ñi jàpp ne intercoalition Yewwi Wallu tendance yi dafa favorable ci seen côté maanaam loolu noonu yow en tant que Makhtar bi nga gisee tendance yooyu noonu ñuy wax na dafa favorable ak intercoalition Yewwi Wallu lan la njëkk a def ci sa bopp. bon dafa ma jëkk a jox un sentiment de fierté ak contentement pour wane ni man li ma doon liggéey ak li ma doon sonn ak sama xaalis bi nga xamante ne investir naa ko di nulul parce que gagné nañ premièrement suñ commune gagné suñ département te les tendances yi doon wane mooy gagné nañ au niveau national te à mon humble avis dama gëm ni dañu gagné état dafa foqati dafa def hold up man loolu laa gëm man. mais est-ce que loolu yombul monsieur Makhtar Sy parce que tamit à chaque fois ñu ne Sénégal élection am na fi opposition bi taxaw daal ni dañoo def hold up bon chaque jour loolu la ñuy dégg est-ce que tamit doo leen changer li nga xamante ni mooy seen discours ngeen xam ni tey jii bu fekkee ni joxe nañ résultats yi ngeen gëm rek ñi nga xam ni ñoo war a joxe résultats yi xam ni li ñu joxe c'est des résultats yoo xamante ni moom moo tukkee ci urne yi waaye à chaque fois rek dañ leen di dégg c'est le même discours. Boubacar. duñ mën a gëmee noonu parce que tamit ay hommes politiques lañ. te en même temps aussi tamit ñi nga xam ñoo war a joxe résultats yi xëy na dañu leen a fal rek pour ñoom ñuy joxe résultats yi mais ñoom ni ñuy gëstoo résultats yi ba di ko mën a comptabiliser ñun tamit noonu la amee ci suñu biir ñoo xam ne am nañ matale ga xam-xam bi ba mën koo def comme ci à leur place kon nag ñëpp xam na ne 1 plus 1 égale 2 ñun ñu jàng ñu. bien sûr waaw mais bu fekkee nag kee yow yaa am habilité pour joxe résultat ñu indi la 1 plus 1 nga bëgg a indi 3 mais dinañ la contester. te c'est la triste réalité mais noonu la demee. mais PV yi ngeen jot honnêtement parlant est-ce que li ngeen am moo di ne yéen a war a ëppale ay député ci assemblée nationale. bi ñu defee compilation li ñu jot a def li ko tendance bi commencé woon a génn ñun ñoo ëppale woon mais bi ñu demee ba guddi gi sori ba nga xamante ne xëy na mënatuñoo topp yëpp dañuy xaar xëy tribunal yi indi yeneen PV yi. ci diggante boobu foofu la gars yi bëgg a def seen hold up def seen lañ bat ne ñoom ñoo gagné wala boog tendance yi li mu jotoon a wane ci yenn département yi nga xam ñoo jiite woon largement. mais ci benn diggante ñoom def nañ benn renversement de situation boo xam ne bëgg wane ni léegi yéen a gagné woon ci ville bi par exemple fu mel ni Louga nee na ñoo gagné ci commune bi Louga commune ñoo gagné mais bi ñu dajale compilé tout le département finalement Benno Bokk Yaakaar a gagné. mu nekk loo xam ne mooy comme ni ma dañuy bàyyi ba guddi ñu dem ci tribunaux yi dajale seen i PV falsifier yenn PV yi ñëw gonflé pour mujj ni finalement ñoom ñoo gagné. c'est le cas de Mbour et ainsi et tant d'autres mais dafa yomb. dafa yomb mais il faut nag gars yi dinañ ci tab li ci war dinañ ko ci xeex ba fu wanante mujj ak ay bëtam parce que aussi dafa yomb. d'accord donc loolu noonu aussi ay leeral la woon jëm ci loolu noonu xëy na dañuy appesantir un peu ci li nga xamante ni moom mooy situation localité bi. Notto Gouye Diama ku ne xam na ni ci élection locale yi nga xamante ni dañ cee jugee intercoalition du mën a intercoalition parce que ku nekk da nga demaloon sa bopp waaye Yewwi Askan Wi ñoom amuñu fi lu bari mais ñu gis ni ci élection bi nga xamante ni moom moo jàll nii. ci élection législative yi dañoo gagné bu baax ci commune bi te Notto gi sax nga xamante ni demoon naa bokk ci ñi doon xool bureau yi résultats yi fa tukkee dama gis ni bureau yëpp ñoom intercoalition Yewwi Wallu dañ ko gagné donc lan moo mën a expliquer loolu. Boubacar li expliquer loolu c'est très facile te dem nañ ci suñu biir campagne gars yi doon ko wax xam nga lan la élection locale yi la coalition Yewwi dafa amul woon candidat bu baax c'est la triste réalité man dama fa nekkoon di postuler comme candidat. yeneen parti yu bëri soutenir ma mais moom un candidat boo xam ne il fait partie du PRP parti Déthié Fall bon bi ñu xëccoo man ak moom ñu dem ñu ne au niveau du département que ni ca kaw Déthié dafa ñaan ñoom sëñ Moustapha ak ñoom Khalifa ni leen dama bëgg ngeen may ma commune Notto parce que am na koo xam ne ci commune Notto la dëkk xëy na moom jege na Déthié ñaan leader yi ci kaw à la conférence des leaders que ni commune Notto moom may leen ma nee na ñoom ñu nangu ko loolu au niveau du département loolu lañ teg ci suñu loxo ñoom mënatuñ ci woon dara kon le candidat bi nekk PRP moom moo nekkoon candidat Yewwi malheureusement il n'est pas connu dans la commune moo tax amul benn résultat mais su fekkoon li ñu xamante moom la ñu àndoon di ko xeex man ma nekk le candidat parce que man dama change jóge woon PDS dem
kon ci Yewwi comme ni ko Bara Gaye defee yëmbal comme ni ko keneen defee feneen ñu accepté ma loolu mais ñu dem ba ci biir la conférence des leaders choisir ni may nañ PRP moom mooy choisir candidat. mais est-ce que loolu foofu damay ñëw est-ce que du seen maanaam yolomte ci ni ma ko mën a waxee ñu jégal ma ci kàddu gi moom moo tax parce que yow en tant que Matar Sy commune bi ñu xam la fi bu baax a baax ñu nangoo jël keneen koo xamante ni yow yaa ko ëpp d'ailleurs teg ko ci sa kaw yow nga nangu loolu ak ñi nga àndal. nanguwuñ ko mais aussi tamit des fois comme c'est malheureux mais tamit démocratie bi war a am ci parti aussi du am les leaders dañuy toog tëdd di seen salon waxtaan def seen jël seen décision ñu nekk ci à la base duñ def lu topp mënuñu ci dara c'est la triste réalité. demoon na ba coalition presque tas ñu bëri ne duñ battre campagne parce que am na ñoo xam nee na ñoom amuñu fitu dem ci seen dëkk di fa teg candidat bi naa moom la ñuy campagne ils ne le feront jamais parce que il n'est pas connu il n'est pas populaire su Matar Sy nekkul candidat bi dañuy bàyyi. j'espère que loolu yéen a leen. yéen a leen parce que tey bi nga xamante ne àndaat nañ ñëwaat comme ni nga ko seetloo ci élection législative yi dañoo gagné bureau yëpp. évidemment te amoon nañu yaakaar ne sama candidature bu fekkoon toppoon continué woon nañu on aurait gagné la commune. d'accord mais malheureusement. ok ba léegi ci loolu la ñuy des wax ci ki nga xamante ni du ma ni wax ci ki nga xamante ni waaye wax ci situation bi amoon ndax ku ne xam na ni le maire de la commune de Notto Gouye Diama muy monsieur Maguette Mbaye que je salue au passage donc moom ci élection locale yi dafa leen a gagné woon largement ñëw nekk devant la scène donc tey ñu dawal tuuti ñu gis ni maire bi dem na Benno Bokk Yaakaar élection yi ñëw ñu gagné ko moom aussi largement ci commune bi donc loolu am na raison yu koy expliquer parce que li nga wax ne dafa am sax loo bàyyi lu des monsieur Maguette Mbaye mi ngi nekkoon Bokk Gis Gis gagné largement nekk le maire de la commune. évidemment mu dem rallier Benno Bokk Yaakaar. fekkoon foofu Maguette mi nekkoon l'ex maire. nekkoon numéro 2 ci élection yi. voilà ñu fusionné seen doole. réew ñu gagné leen. xam nga la mooy explication bi. nekkul ni Maguette Mbaye moo perte popularité de nekkul ni monsieur Maguette Ndiaye moo perte popularité mais ñoom ki ñu doon soutenir moo perte popularité mooy Macky Sall. problème bi du ci ñoom mais seen kilifa la Macky Sall moom la askan wi doyal si moom la askan wi bëggatul ba tax na. ku bëgg ku ànd ak moom askan wi bàyyi la. c'est la simple explication loolu kese la. mais yombul pour nga wax loolu est-ce que amul beneen argument bu war a mën a dëggal ni maanaam li nga wax nii Boubacar war na kaa mën a gëm. Boubacar. ñëpp xam na ne Maguette Mbaye bi mu faloo léegi ci 6 mois lay toll. te moom moo nekkoon le numéro 1 ci élection yi. comme ni ma ko waxee. oui Maguette Ndiaye toppoon en 2e position ñoom ñaar ñu fusionné Yewwi Askan bi nga xam moo nekkoon dernier sur les élections ñoo xëy na am na intercoalition ak wàllu am na tuuti renfort ñëw gagné leen largement c'est la simple explication bi ma ci wax rek moo ci nekk Macky Sall moom la askan bi vomir moom la askan bi bëggatul képp ku ànd ak Macky Sall da ngay féete gannaaw loolu rek mooy explication bi ñëpp bëggatuñ Macky Sall ci réew mi képp ku ànd ak Macky Sall doo am ndam donc Maguette jamono ji kon bu démb doon tey selon vous dina des fi nga xamante ni foofu la nekkoon maanaam ci opposition bi bañ a dem fekk ci Macky Sall. je crois que oui yaakaar naa tey ku ko yeewoon. wala boog moom conscience am. ak ay nitam dinañ su ma yëgoon du ma dem. parce que quoi qu'on puisse dire Boubacar. le Benno Bokk Yaakaar c'est un pouvoir finissant pouvoir buy jeexal la ci fin de règne la nekk. ah bon ci fin de règne la nekk. fin de règne la nekk élection législative bu ñu ko delloo waatoon li mu am du ko amaat te ma xamal la lu bëri am na loo xam nit ñaa ngi koy xalaat mais man xalaatuma ko. nee na ñoo leen ëppale député nga ne ci fin de règne la nekk. non fin de règne la nekk non seulement def nañu hold up am 82 mais 3 députés yi nga xam ñoo des ci opposition bi ñu bëri yaakaar nañ ni Macky Sall daf leen di jënd mais man xam nga lu ma xalaat Boubacar. dina am ñoom Benno Bokk Yaakaar moo leen investiroon. man xalaat naa suñ demee assemblée. pour def. construction bureau bi dina am ñoo xam au lieu que ñu jóge ci opposition dem de mais ay député ñoo nar a jóge pouvoir jóge Benno Bokk Yaakaar ñëw rejoindre l'opposition. ah bon lii man maa la ko wax tey mi ngi ci seen kanam. loolu mësul am ci histoire politique du Sénégal loolu moo nar a am fii te ren. mooy wane te loolu mooy confirmer que ne li ma ne Benno Bokk Yaakaar wala Macky Sall. pouvoir finissant la parce que askan bi defuñu nit ñi. ñi mu investir Benno Bokk Yaakaar am na si ñoom xam nañ ne kii c'est un pouvoir finissant. te nag. ils vont sortir en héros mooy lan dem fekk opposition que nit di jóge ci opposition fekk pouvoir. d'accord
j'espère que rebondissement lay doon sax parce que jot nañ ko effleurer un peu muy li nga xamante ni dañ koy joxe comme résultat provisoire jot nañ ko joxe ba noppi sax résultat provisoire yi maa ngi koy wax sànq jox ci Benno Bokk Yaakaar 82 députés jox intercoalition Yewwi Wallu 80 députés yeneen 3 yi jógee ci serviteur Bokk Gis Gis ak Aar Sénégal donc résultat yooyu noonu maanaam yéen naka ngeen koy jàngatee. kon ni ma ko jàngatee mooy comme ni nga ko waxee rek fu la tuddoo duggoon nañ ci sax déjà résultat yooyu ñëpp xam nañ ay résultats yu ñu truqué la. mais est-ce que tamit Matar yombul chaque jour nga ni dañ ko truqué yéen. mais la preuve discours boobu ngeen di tenir aussi. la preuve man dama déglu ci presse bi ñu ne maanaam département yi nga xamante ne daf ko favorable foofu la essayé def genre bourrage des urnes yu demee noonu. imaginez le département de Podor. je crois que ñu bëri dégg ngeen wax na dafa gonfler résultat yi quoi gonfler résultat yi ne population bi sax wërta toll noonu ñi votant yi ëpp population bi. mais est-ce que vous en êtes sûr de ça. mais c'est sûr parce que tamit am na ñoo xam ne comme li ma la wax. ñoom ña nga xamante ne ñooy kilifa yi gérer loola. am na ñu ne ci opposition bi am tolloo ñoom les mêmes diplômes. jàng lañ jàng xam lañ xam. xëy na ñoom la yàlla dogal ni ñoom lañ fal ñuy doxal. ça ne peut pas dire que ñoom ñuy doxal ñoo xam wala ñoo gën a xam ñi ci des. lu ñu def xam nañ ko. kon ba léegi loolu dafa impacté ci li ma doon effectivement day impacté ci question boobu. day wane ni turqué nañ résultat bi mais luñ ko turqué xam nañ ni nag am na fa lañ mën a yem. suñ ñimee woon dañ koy turqué ni am nañ 85 députés mais xam nañ bu ñu ko defee dëkk bi tàkk ñu ne bon nañ ko def à la limite def 82 en espérant que ni dina am kuñ mën a jënd wala ñaar ñu mën a jënd ci opposition bi. mais ils vont se tromper. parce que opposition bi képp koo xam ne nangu nga. tey pouvoir bi jënd la nga dem fekki leen. non tamadu la ëppi boom waxuma la yow mais sa doom école ba muy jàng du fa am jàmm. sa jabar marché ba muy dem du fa am jàmm. sa mbokk koñ ba mu dëkk du fa am jàmm. yow doo am jàmm ci dëkk bi. manees na koo njort li nga wax nii vu que ni situation bi noonu la demee ci yenn maire yi nga xam ne dañoo dem fekk ci Benno Bokk Yaakaar mais aussi est-ce que loolu mën na leen jox raison ba tax ngeen ni rek député yooyu kenn du dem fekk ci Benno Bokk Yaakaar. Boubacar parce que dëkk bi moo toll foo xam population Sénégal ñoo mûr ci élection ak ci ni pouvoir bi doxe rien ne sera plus comme avant def lu la neex nit ñi seetaan kenn du wax dara non loolu jeex na fi dama ne bépp député bu jóge ci opposition bi dem fekki pouvoir bi nit Adji Sarr mel ci dëkk bi noonu ngay mel dootoo génn doo am foo jaar di nga am soxla bu koo doxi doo ko mën a doxi loolu nag kenn ku ne na ci bàyyi xel xaalis alal million wala milliard ñu lay tegal sur le plat jarul loolu parce que dina la topp ba ci sa njaboot ëllëg sa njaboot dina judd ñun la sa papa moom lañ jaayoon wala moo jaayoon boppam dem fekki pouvoir bi en 2022 parce que l'histoire est là l'histoire est écrite loolu xam naa bon foofu lañ ci yamandi pour laalaat leneen loo xamante ni ba léegi dafay concerner situation politique bi ñu waxoon ni moom la ñuy waxtaanee may fàttali nag ni ñoo ngi ci dalal le leader politique lañ ko mën a tuddee ci gox bi nga xamante ni fi la nekk muy monsieur Matar Sy bokk ci parti PDS j'espère que ni ci présentation leeral na loolu le donc Matar ñu gis ni waa Yewwi Askan Wi la ñuy wax fay tey ci ñoom rek la ñuy yam ñoom PV national yi dañ ne duñ ko signé loolu tamit ndax jaar na yoon mën a waxal rek ci li nga xamante ni tamit moom moo war a nekk ndax ñoom yoon la ñu génne résultat provisoire ñëpp signé ba yow sax fi nga bokk signé nañ ko ñoom waa Yewwi ne duñu signé. non loolu ci seen droit lañ nag xam nga lu tax Boubacar. ah bon si ci seen droit. seen droit lañ nag. maanaam lu waral loolu. li waral loolu fi ñu ko teg mooy dafa am département yoo xamante ne dañ ko truqué boo signé rek mooy tu conçois. ñoom d'accord wuñu demandé woon nañu à ce que ñu revoir les PV nangu lu ñu leen ko mais su fekkee yow da nga defar dara ma contesté ko ni la baal moom xoolaat ndax li nga def doyuma mais su fekkee ci dëgg nga ne jox ma PV yi ma vérifié su ma xoolee xam ne réellement lii moo am mais gars yi tamit mën nañoo dem ñu jox leen ko sax ñu ne joxuñu leen ko yaakaaroo ni joxuñu leen ko tamit non bu ñu leen ko joxoon ñu ne joxuñu leen ko mais lay pàkk la kenn ko fa wéet da ngay yey dëgg la ñoom bu ñu ne joxuñu ko ñee dinañ toog wax tamit ni jox nañ leen ko est-ce que da nga dégg ñoom ñu ne jox nañ leen ko ñoom ñoo bañ wala jox nañ leen ko dañuy sóob non déggoo ko kon cela veut dire que laaj nañ joxuñu leen dañ leen war a jox ñu vérifier bu ñu vérifier gis ni lépp leer na nag bu boobaa bu ñu si ñëwoon ñoo xam ne la ñoom tegu ñu ci yoon d'accord kon loolu noonu mooy daal moo mais nag dañ leen a bañ a lom c'est un droit am nañ droit vérifier waa PV ok donc c'est important j'espère que ni côté boobu leer na quoi ci li nga xamante ni moom nga ci indi comme contribution donc ci yow la ñuy wax yow Matar Sy nga nekk koo xamante ni maanaam acteur politique nga ci gox bii di commune Notto Gouye Diama
mais Matar dañ lay gis rarement ngay wàcc ci terrain bi di mën ay acte politique lan moo waral loolu lu tax doo dugganteeg askan wi lu bëree bëri ñuy gis ngay organiser yenn manifestation yi mu doon ay manifestation politique yoo xamante ni askan wi dañuy gën a xam Matar loolu li ñu la gis nga koy def bëriwul tamit lu ko waral. bon Boubacar. yaakaar naa ci commune Notto Gouye Diama kenn umpaleetu fi Matar Sy. évidemment. kenn umpaleetu fi Matar Sy ci politique. parce que je mais warul la tax nga toog benn côté rek. non non tooguma benn côté mais aussi tam politique politique kenn ko dundee daal. on ne vit pas de la politique à tout temps déedéet. politique élection day jot élection yu jot dama ciy participer def ci li ma ci war a def ba mu jeex. élection yu ci bëri. législative 2017 maa nekkoon le plénipotentiaire du PDS au niveau de l' arrondissement de Pambal. élection 2022 yi ba tey maa ngi le plénipotentiaire. mais bu élection wee jàllee nag damay bàyyi élection nekkaat ci leneen. mais nag du ma dundee politique chaque jour rek ñu ngi dégg Matar Sy fii Matar Sy woote ay combat te en même temps en dehors de la politique aussi tam bu fekkee ay combat la yoo xamante ne lu askan bi xeex toujours maa nga ca au devant de la scène. di xeexal jeunesse bi di xeexal jigéen ñi di xeexal ñëpp. mais aussi tamit politique doo bëgg a fës ci politique rek ba tax toujours ngay woote ay programme yoo xamante ne vraiment. toujours mais pas parfois nga woote yenn rencontre yi wala nga def sax benn dajale ndaw ñi wax leen ne leen Matar kat fii la nekk. li lay xaar ci yéen ëllëg parce que leader politique la bëgg na imposer wu bu baax a baax ci zone bi. loolu tamit yoon la parfois ngeen koy def. waaw loolu aussi tamit xam naa di nga ma may aussi tamit kon ma dugg foofu parce que man actuellement nii dama nekk di préparer am loo xam ne maa ngi koy liggéey préparer benn mouvement bu mag boo xam ne ça dépasse le PDS. parce que am na ñoo xam ne bëgg nañu Matar Sy bëgg nañu ànd ak moom ci politique mais xëy na PDS neexu leen. am na ñoo xam ne PDS lañ nekk ñu ngi ci ànd ak Matar Sy mais am na ñoo xam ñu ngi ci bu dee au niveau national ñu ngi ci beneen parti mais niveau local Matar Sy moo leen di neex. moo tax ñu ngi préparé benn mouvement boo xam ne day regroupé képp ku bokk PDS ak ku bokkul PDS ñu ngi ci toog di ci waxtaan ak ñoo xam nekkoon nañ ci yeneen parti ak ñoo xam ne bu gënee ñor daal dinañ ko teg ci sur le plan logistique. d'accord donc dañuy rebondir ci beneen question wax ci PDS ba léegi avant ñuy terminer. mooy que ni parti PDS moo ngi en marche di dox ndànk-ndànk bu ñu ko mënee waxee noonu mais gis nañ ni leader am bii di Karim Wade nekku fi ba pare yéen ngeen continuer di ko xeexal ndax loolu aussi c'est pas contradictoire non c'est pas contradictoire parce que aussi tamit mooy suñu leader moo nekkoon suñu candidat ñu xañ ko pour mu participer ci élection yi ça ne veut pas dire que ni kon dañ koy lâcher déedéet duñ ko bàyyi dañu continuer di ko jàppale di ko xeexal ba Macky Sall mi fi nekk def dictature imposer à ce que ñu génne ko exiler ko de force mu xam ne nag le retour de Karim est une demande sociale xam na ko sax déjà xëy na dafa am problème yan voies et moyens lay utiliser pour delloosi ko mais xam na ne c'est une demande sociale kon dañuy toog continuer di xeex loolu ba mu dellusiwaat ci réew mi ñu ànd ak moom jàppale ko ba mu gagné réew mi ñu yóbbu ko pour gagné réew moomu sax du yomb pour tax ma ne du yomb élection présidentielle c'est différent ak yeneen élection yi dañ koy teel a waajal élection présidentielle yi li ci des bàkkaytul parce que ay 1 an 4 mois yu demee noonu ndax loolu Karim Wade mën na fee ñëw tamit grand ngeen def fi liggéey bu mën a convaincre askan ba ngeen jël réew mi yéen tamit bu leen rêvé non Boubacar politique Sénégal dañuy wax ne politique du ëmb day xëy rek aussi en 2 mois nit mën na ci ñëw imposer wu nekkul koo xam ku bees lay doon ci mais nit mën na cee moom am na ci mën na ci am ci liberté à 2 mois des élections mu ñëw gagné élection yi parce que ñëpp a ngi koy bàyyi xel déjà son retour rek la ñuy xaar kenn xamul kañ la ak naka lay demee mais askan bi Sénégal ñëpp a ngi koy bàyyi xel kooku bu ñëwee même buñ bàyyiwoon ba campagne bu ubbi ñu libéré ko même bu nekkoon Qatar ñu bàyyi ñu nangu mu participer mën na gagné élection yi parce que nit ñaa ngi koy bàyyi xel. xam naa ñoo ngi ñuy signalé ni temps bi sax moo ngi waaj a jeex benn question rek heureusement moom moo ñu dese dañ ci ñëw rek pour jeexal li nga xamante ni moom mooy entretien bi ñu am man ak yow. donc li ñuy si dafa impliqué wu ci benn gestion de l'eau fii nii ci commune bi. ñu gis ni parfois dafay am ay désagréments yoo xamante ni dafay lié ak problème ak ndox moomu noonu. donc loolu noonu sax dem na ba ñu jot ay information ni am na ay population yoo xam ni ñoo ngi jëm ci ñaxtu ndax ni li ñuy am ndox ak yooyu noonu bëriwul loolu ban gis-gis nga ci am ndax tamit gestion boobu noonu c'est une gestion transparente. waaw Boubacar foofu muy forage Notto nga xam ne man maa yore gestion bi boo ma ci laajee sawar naa ci tontu
parce que quoi qu'on puisse dire très rapidement waaw commune Notto Gouye Diama ndox bi forage bi ça fait plus de 10 ans yoo xamante ni commune Notto Gouye Diama musul investir 1000 francs ci ndoxu Notto. d'accord maanaam commune bi dañoo bàyyi ndox bi ak waa gestion forage bi. parce que Matar Seye ko jiite Matar Seye leader politique la xëy na maire bi fi nekkoon jàpp na ne lu mu investir ci ndox rek. Matar Seye la koy defal ba tax mu lâché seetaan mais man gestion lañ ma dénk. mais ci yoon exploitation bi maanaam exploitation lañ def gestion ak exploitation. mais investissement yi yu ci bëri commune bi moo ko war a def mais commune bi dafa bàyyi toog seetaan. c' est le contraire sax commune doy ji ma sax lu mu am lu mu jëlee ci forage bi xaalisu forage pour dugal ko keneen à d' autres fins. loolu moo tax demande bi dafa ëpp doole offre bi. ñaari forage moo fi nekk man bi may soog a ñëw benn forage bi pompe 5 kilos moo fi nekkoon. beneen bi 11 kilos. ci temps bu gàtt bi ma fi def changé naa pompe yi ba pompe 18 kilos moo ne fenn benn bi 15 kilos moo fi nekk presque dama doublé taux d' exploitation bi nga xam moom lañ doon def pompe yi du arrêté 24 heures sur 24 machine bu dul arrêté 24 heures sur 24 maintenance bi dina bëri panne yi yooyu yëpp mu ngi ciy am te aussi tamit demande bi comme ni ma waxee dafa ëpp offre bi ñaari forage moo fi nekk depuis 2008 ba léegi population bi multiplié wu na par 2 mais ba tey forage yokkuwul voilà donc solution bi ñu am nag ñu ngi teg pour yan voies et moyens la ñu utiliser pour am un troisième forage. d'accord xam naa foofu sax dinañ ci gën a yaatal ci yeneen anam ndax xëy na doonu l'ordre du jour mais tamit mënuñoo wax ak yow ba jóg te loolu nga gérer aussi laaj ñu la ci sa xalaat donte ni am nañ ci yenn information yi. donc loolu la woon xëy na peut-être da ngeen a waroon a teel a prévenir xam ni maanaam dina am loo xamante ni dina ñëw ci kanam ci population dina yokk ak yooyu noonu. ngeen xam ni kat dina dépasser li nga xam ne moom ngeen nekk di def mais monsieur Matar Sy ñu lay jaajëfal bu baax a baax di la jox nga tàggoog ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan bi. voilà Boubacar maa ngi kontaan vraiment ci entretien bi di nuyu daal commune Notto Gouye Diama yëpp surtout ñi ma àndal ci intercoalition Yewwi Wallu di jiital ci nuyoo boobu muy le coordonnateur monsieur Bodian bon ak Moussa Dieng deuxième vice coordinateur ak ku mel ne Djibi Diaw mi nga xam ne l'infatigable Djibi Diaw nga xam moo yoroon liggéey bi presque ak ñoom Xaadim gars yi nga xam ñoom ne la àndal ci intercoalition bi maa ngi nuyu ñëpp di nuyu aussi tamit di gërëm ñi nga xam ñoom la àndal ci fi nga daanale muy wàllu gestion forage bi ku mel ni Pape Dieng nga xam mooy secrétaire général bi ku mel ni Abdou Khadir Samb ak Baye Dame mi nga xam mooy conducteur forage bi ak Xaadim di nuyu ñëpp daal di gërëm ñëpp di gërëm aussi yéen waa Zone 7 TV ak ñi nga xam ne ñuy seetaan maa ngi nuyu di gërëm ñëpp daal salaamaaleykum wa rahmatullah. merci beaucoup mbokk yi loolu la woon tey jii ñu amoon benn entretien exclusif ak le leader monsieur Matar Sy nekk parti PDS doon koo xamante ni ku nit ñi xam la fii nii ci commune bi ginnaaw élection législative yi nag ñu ñëwoon am ak moom benn entretien moom it mu disponible vraiment trop daal di accordé loolu noonu ñu wàcc si woon fii ñëw am ak moom waxtaan bu am solo boobu kon mbokk yi wéy lañ diñ seetaan ci Zone 7 TV la chaîne meilleure di leen jox dig daje ci beneen yoon incha allah ñu dalalaat beneen leader ci beneen anam jërë ngeen jëf